asalaamaaleykum mbokk yi seetaan ITV bàkk ba jib na émission bi door na muy arène sénégalaise ñu ci dalalaat incha allah beneen ndaanaan comme ni ñu koy defee altine bu jot man ak Alaaji Ngagne Diagne ndaanaan bi ñuy dalal dinañu ñëwaat ci carrière am ñëw ci ay perspective am ñëw yi tamit ci jafe-jafe yi mu am ci làmb waxtaane actualité làmb Alaaji Ngagne ñi ngi lay nuyu di amaat mbégte comme ni ñu koy defee semaine bu jot dajewaat ci plateau bi pour bégal waa axlu làmb ak suñu mbokku téléspectateurs yi mais aussi suñu mbokku internautes yi. alhamdulilah El Hadj Malick ngi di sant yàlla mi ñu mayaat kàttan ba ñu mën a toog fii fas yéene wax sunu kent laayu xam-xam ci làmb di nuyu téléspectateurs yëpp nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ak mbokku internautes yi ñu ngi leen di nuyu di wax yàlla na yàlla dolli jàmm ci réew mi yàlla na yàlla dolli sutura ci réew mi te jàngoro ji it yàlla na yàlla delloo ko gannaaw. te it ñuy ñaan yàlla lu mu dellu gën a dellu ginnaaw rek muy sunu ndam ndax ci la ñu mën a dugg ci làmb ji mën a tijji ñu mën a duggaat ci activité yi feebar da koo tënk te it ñuy ñaan yàlla mu dellu ginnaaw lool te it ñu góorgóorlu ci mesures barrières yi dimbali docteur yi te it lépp luñ ñu ci wax ñu defal leen ko te it nañ ko xeex rek lee mu jeex incha allahu rabbi ñu mën a duggaat ci activités yi parce que lu ne gàllankooru na ci wàllu am ak liggéey ak yépp feebar bi da ko tënk te it di ñaan at mii nga xam ne atum jullit te ñu koy jeexal yàlla nañu yàlla may bakken buñ ko fekkee te it El Hadj Malick yàlla nañu yàlla may ñu teewe na gën a déwén fii toogaat fii encore di waxtaanaat nii ñu koy waxtaanee te yàlla boole ñu ci xaaj ba jëm déwén. amin amin ki ñuy dalal tey dafa nekk ndaw nekk ci làmb ji di ci def liggéey bu am solo di bay waaram nekk yi tamit jàmbaar ju nga xam ne kenn bëmaxu ko kenn xàllalu ko yoon wi dafa metti lool bari ay xaaxaam ak i dëkk ak i pakk-pakk mu xuus ci jàll li ko may nag mooy fitam mooy njàmbaaram mooy ngarmeel bëre ak i moroomam bëre ak xale yi nga xam ni dañoo jàpp ni ñoo gën a tëj ci làmb ji mu nekk mbër bu nga xam ne fa mu yeewoo champion yàgg na fa yeewoo ñëw këpp yalwaani waa Ndakaaru delluwaat ndaxte bu ñu nee écurie bi mu bokk kan lañ ko tudde rek Alaaji Ngagne ñu ni écurie Songane Gueye kan mooy Songane Gueye balaa may wax ki ñu invité Baye Songane xam nga Tëngéej day dëkki làmb fa la moo jaxate nekkoon Songane Gueye mii nekkoon Songane 1 Songane 2 yëpp muy dëkk boo xam ne boo koy jàpp da nga koy lëkkaleeg ay jandeer ak toor ak ci dëkku lébu yooyu la bokk ba jàpp mbaaw Baye Ousmane Mbeng ñu mel noonu mbër yooyu nekk fa ba jàpp Bargny nga xam ne yooyu yëpp ay dëkki làmb la woon Baye Songane nag moom xam nga dafa di bokkoon ci mbër yi nga xam ne ay poète la woon bu samedi moom nga dégg ma di ko teg parce que am na lu mu fi bàyyi daraan bëre ba pare am bàkk yu mu fi bàyyi nga xam ne ñun fekk wuñu jamonoom waaye mën nañ cee barkeelu ci bàkk yi nga xam ne bàkk na ko fi ndeysaan bi muy mujj ki sax maa ngi ndeysaan yeesal su kii ci Mbaye Jacques Diop yal na yàlla yërëm ko mës nañu wax ne ñëw leen te ngeen jël Songane dëgg la ngeen waxtaan ak moom parce que Ablaye Diaw sa idole waaw daanañu ko wax nee nañu mag ñi dee leen jëli balaa ñuy dem évidemment c'était ça yooyu daloon nañu foofu ci mag ñu bari dem leen jëli ko El Hadj Mada biñ ko waree jël ci làmb ca booba semaine ba ñu préparé ci la ko yàlla jël Mbaye Jacques aussi defoon nañu ko ci Songane pour waxtaan mais heureusement que am nañ bàkkam écurie boobu nag mën na tudd loolu écurie Tëngéej moom parce que arène Gabar Ndoy Tëngéej la nekkoon làmbu samedi yaa ngi ko daan seetaane Tëngéej dimanche nga ñëw arène sénégalaise donc mu nekk écurie bu nga xam ni dafa am taarix ki ñu ko tudde yi tamit am lu mu fi def bàyyi fi ay archives boo nee Tëngéej yi tamit ni écurie di sa xel dina dem ci Papa Yada ndax Papa Yada lu ne def na ko ci xale yi sol leen xam-xam expérience bi mu am mu bokk ko ak ñoom boo nee Tëngéej yi tamit suñu xel dina dem ci Forman moom tamit nekk ku nga xam ne emblème la foofu ci Tëngéej alors kon nag ki ñuy dalal xam ngeen ni écurie Songane Gueye la nekk waaye ba léegi waxaguñ leen kan la xëy na bu ma dellusee ci ay jaar-jaaram di ngeen xam ndaxte xale yi nga xam ni bëri na ak ñoom daan leen bëri nañu lool mais dafa am benn mandarga bu tuuti rek bu nga xam ne dama leen ciy jox mooy càmmoñ la te càmmoñ bi xor na lool ku mu ko ni rippax
di nga gis bidéew bëccëg mbaa nga dem teer te xale yi nga xam ne ñoo fi gën a të bi mu dajee ak ñoom da leen a dóor càmmoñ bi ñu dem teer ñu wàcc ñi mu ci wàcce bari na moo tax kuy bëreeg moom da nga naan sëriñ bi téel ma càmmoñ bi waaw kooku nag xam naa ni gars yi ñi ngi bëgg a nànd mais dama leen di won rek ñi nga xam ne daan na leen bari na lool mais dama ciy jukki rek Alaaji Ngañ ndax daan na Vandam daan na Uña daan na Boy Malika daan na Mandela daan na Guinéen daan na Medoune Khoule numéro 2 daan na Dun Xaaf daan na Alamdar daan na Marle daan na Naaru Sogas daan na Ramdan daan na Ndandi Fall dóor na soq mu daanu dóor na ñaq jariñu mu daanu dóor na Farouge mu daanu gars yi ni may bëgg a jëli de ah ñooñu ñëpp dégg muñal moom fu mu déggee muñal moom dégg na muñal ndax am na adversaire yu nga xam ne am nañu ndam ci moom capitaine Dina daan na ko Garga 2 daan na ko Tyson 2 daan na ko suma juumali tamit Ramdan ci tournoi bi nga xam ne moom la Fallou Ndiaye organisé premier combat dafa juum digganteem ak Ramdan et pourtant ba mu juumee ni ñuy xamee mbër mu am jom ak am ambition mooy nga dugg ci tournoi am ci défaite ba pare mujjee jël tournoi ba donc ça veut dire que daan bi ko Ramdan daan am na lu mu ko apporteel ci tournoi boobu nga xam ne mooy tournoi Fallou production Tapha Tine syndicat yi tamit bokk na ci ñi nga xam ne Pape Tine syndicat ci ñi nga xam ni daan nañ ko loolu lañ ko mun a limal ci ay juum wala ay défaites yu nga xam ni am na ko ci biir làmb ji en tout cas tey ki ñi dalal buñ nee dàngu kon gars yi war nañoo jëli ni doomu dàngu moom la ñuy dalal tey ñu am mbégte lool dalal la ci plateau bi di la bàyyi nga nuyoo balaa ñuy dugg ak yow ci waxtaan bi parce que waxtaan bi li koy njëkk fi ñuy tàmbalee rek mooy seen rakk ji génn àdduna di xale bu nga xam ne yaag moom bari na fu ngeen jaar bari na aussi loo def ci moom ba mbër gi feeñ ci moom mu bëre juróom-benni combat yàlla may ko ci ndam te ngéej yépp teg ko bët am yaakaar ci moom yàlla dogal li mu dogal ci moom ni ma ko waxee woon meew mu wayul tuuru na espoir dem na mais yàlla suñu borom mooy seet lu ko neex mu def ko le sëñ Abdou Karim defoon rek waxoon rek mu ni ay xol la ñu yor yàlla bu defee suñu xol mën naa metti parce que ay nit rek lañu waaye nag waruñoo naqarlu lu yàlla def ndax yàlla lu mu def moo gën ka nga xam ne ba mu lay jox tàgguwu la buy jëlit du la tàggu kon lu mu def da nga naan noonu la te xam ne lu mu def moom moo gën moom rek moo ko sañ nag ndax yàlla amul xol mooy fekk doom juddu léegi mu rey ndeyam bàyyi liir bu tooy xepp muy dudd loolu yàlla rek ko ñëwee bu doon alaaji ngañ du ko def bu doon man du ma ko def mais yàlla rek ko sañ mooy fekk famille ñum dugg ci oto dem mu boole leen ñoom ñëpp rey leen ci benn bés loolu yàlla rek ko sañ kon kooku lu mu def rek dañu koy sant yàlla xam ne loolu mooy li gën kon ñu leen di jaale d'abord Papa Yada bàyyi la nga nuyoo ak askan bi balaa ñuy dugg ci waxtaan bi. waaw auzu billah bismillah inna waliyallah ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si sangu-sang yi di ñaanal suma waajur bu góor fi mu nekk gënal ko fii di ko ñaanal aussi képp ku fi waajuram jóge di ñaanal aussi suma waajur bu jigéen mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal aussi képp ku fi waajuram des amiin waaw di leen père ñu ngi leen di fay di am nag mettit ak tiis sax di toog fii parce que ku bokkoon suñu rakk balaa ñuy sori maanaam dañ koy jaal àdduna yëpp mais àdduna aussi noonu la parce que boo xoolee ñun at mi ñu génne maanaam dese yi bari na lool si suñu côté 2020 bi saf na sap waaw parce que man suma mag da si génn àdduna sama xarit boo xam ne aussi tamit ñoo doon ànd muy Pape Serre Diop xam nga ñoo defandoo lépp ci àdduna aussi suñu borom aussi mu génn àdduna ak suñu rakk yi nga xam ne bari na bu ñuy lim daal ñu fi jóge mais daal ñu ngi leen di ñaanal képp ku taxoon si ñun rek ak ku taxul si ñun ñëpp ku si laaxu si at mi rek ñu ngi lay ñaanal fi nga jëm gënal la fii yàlla na fa dee géej waaw alors Papa Yada
nekk ndaw dëddoo fii ci moment bu nga xam ne ñu bëri amoon nañ ci moom yaakaar rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a ko encadré ba tey mu demoon ba commencé am tour ci làmb ji mu génn àdduna de manière brutale mooy lu nga xam ne dafa bett ñëpp accident la def yàlla suñu boroom dogal mu ñàkk ci bakkanam donte lutté na pour dellu siwaat mais li yàlla dogal kenn mënu ci dara nan ngeen dunde événement bu douloureux boobu bu tiis boobu yéen ci waa Tëngéej. waaw metti ak xol bu jeex ak naqar mais nag maanaam suñu borom moom mooy dogal parce que ku si nekk aussi ku si nekk rek muy man muy ñun ñuy toog fii yëpp maanaam am nga sa waajur wala ku bokk si yow dëkk bu fi jógee te mënoo si dara. et Papa Yade nag ku bokkoon si ñun la ci lépp man yàlla def na bokkuñu woon écurie mais suma xarit la woon suma rakk la woon lépp lu ma am da daan si tax man tamit lépp lu mu am aussi. noonu laa doon si taxawee mais nag suñu borom comme ni ñu koy waxee rek moo tuddoon ne Papa Yade dafa war a bëre ba am 7 combats day def accident aussi suñu borom moom ko mu nekk lu tiis ñëpp parce que ñun ñi ko xam daan nekk ak moom doon contact ak moom amaana ñoo ko ëppoon turu làmb wala ñoo ko mogoon ci làmb mais bari na lu nekkoon ci moom ci bëre boo xam ne maanaam xam nañ ne suñu borom moo ko defoon ci moom pur technicien la woon pur technicien la mën nañu wax ne làmb moo ñàkk. làmb moo ñàkk Tëngéej aussi moo ñàkk parce que ku Tëngéej amoon yaakaar la ci làmb ku Tëngéej amoon la yaakaar ci làmb ñu koy jaalewaat famille am di ko jaale famille làmb yëpp di ko jaalewaat Tëngéej di ko jaale yaayam ñu ciy profité rek Alaaji Ngagne di wax ni nit bu dëddoo gannaawam nañ ko rafetal wax ju rafet jëf ju rafet ñaanal ko yàlla suñu borom parce que loolu rek moom moo ci des mais nañu xaw a moytu nit dëddu àdduna ñuy am ay wax yu ñuy wax muy des parce que dafa am lu nga xam ne boo xësee wax jeex na rawatina mu dugg ci réseaux sociaux yi loolu dootul deñ ba ilaa yow mi diini wax jooju daf fay des kon nit bu dëddoo aussi nañu seet nu mu gën a rafete ñu wax ko la nga xam ne mën naa génn ñu génne ko la nga xam ne póotum biir la ñu def ko póotum biir. Hadji Malick nit ñi nañu bàyyi moytu vidéo yi communication boo ci dul liggéey sànjaafu ko gis nga wax nit ñi dañu war a moytu vidéo yi fu la caméra tiimee rek nga wax communication dañ koy jàng ñun bi ñu ñëwee ci biir groupe yi dañu jàngal nu ñuy communiquer nan ngay communiquer te it xam wax fu muy départ rek fu muy dal wax dafa doy waar duñ la teg caméra rek dëpp ko bala nga am sa site rek defe ne lu la neex wax neñ leen moytu wax ji wax rey na lu bari diggante bi wax xaju fii ki jur doomam la ak ki ko doon karle ki lay karle nag dafa bëgg nga jàpp kiy jox sa doom métier muy liggéey pour jox ko xaalis ak yow benn ngeen nañ leen rafetoo te ñu toogaat rafetalaat toogaay bi waxtaanaat delloo yëg ci gi te moytu wax dafa am fu mu war a doore am fu mu war a dal accident làmmiñ baaxul te it xale bi dañuy ñaan yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeel nit dee na Tëngéej ba tey kilifa dee na Tëngéej ba tey autorité dee na Tëngéej ba tey te xam nañ Tëngéej ni mu mel ci Sénégal dëkku ndomb la dëkku daraja la dëkku barke la waaye nit dee na ba tey ci kilifa sax lii xale bii amu ko parce que gisuñu ko fa ci contexte bi mu nekk coronavirus beeg lépp ak li ñuy tere nit ñi amuñu sago ci moom ba wàcce ko ci oto bi dañu ne du wàcce oto bi nañ ko denc ni ne kenn du ko denc nit ñi taxaw fees dell kon ngeen xam ne xale boobu am na lu muy représenté dans la vie ku mel noonu nag soo ko ñàkkee toogal ñaanal ko yàlla coow wax waru fa nañ ko jeexal mu jeex vidéo yi ñuy waxante nañ ko arrêté affaire avance la woon jeex na moom tey bàyyi na ko fi yóbbaale wu ko xaalis boobu anamu tey lan lay jariñi wax nga ko yàlla mooy jële yàlla heure bu ne jël na ci wallaay ku mu narul liggéeyloo sax da ngay juddu tey mu jël la tey bu la joxul mission àdduna doo fi yàgg xonc na doom ci weeni ndeyam xonc ko teg fële jël ndey ja yóbbu ñëppay tàggoo moom la wax bi muy wax léegi dafa ne magam ñàkk na ko tàggoo nanu ndey ak baay dañuy tàggoo mag ak rakk dañuy tàggoo jëkkër ak jabar dañuy tàggoo xarit ak moroom dañuy tàggoo yàlla moo ñu bind di ñu tàggale dee nag
day mbir moo xam ne li sëñ Abdou Karim wax dëgg la waaye ci métitu xol di nga ko ca am waaye du looy naqarlu ndax yàlla mooy dogal Hadj Malick gis nga sunu borom kenn xamul ci yan loxo ngay mujje kenn xamul ku lay tiimi anu ñoo xam ne ñi seen bàmmeel ba léegi seeni mbokk xamuñu ko gis ñu seen bàmmeel ba léegi dee na rek lañ ci am parce que fa mu deewee la kon nit ku ne war nga bàyyi xel ci loolu bés bi war nga bàyyi xel ci li nga xam ne lii mooy dee ala kulli alin gën a bees fi ne waaye yëpp a metti te it ci ñëpp kër yëpp lay dugg wax nga ko day dab oto damm ñii épargne kii rey ci ñeent léeg-léeg mu dab oto waaw kii mu dammale ñii mu kii ñii mu nàngam ñii dara du leen jot dara du la jot ñii mu rey leen yàllaay doxee noonu te it ñu ko ci sant bu baax nag ndax moo ñu fi indi yàlla du la fayeeku bët du la fayeeku bakken du la fayeeku nàngam loo am yoonam newu ci boo ko ñaanee mu dolli la waaye kooku mooy buur bi nañ ko ñaan yàlla te it Sénégal yàlla ci yàlla dolli jàmm te it lépp loo xam ne coow la ci famille yi nàngam yàlla na ko yàlla saafara ñëpp am jàmm sonn nonu metti na lii nu nekk nag buñ ci bëggee boole ŋaayoo buñ ci bëggee boole xasante bu ñu bëggee la saagante du ñu muñalante dee dem safara waaye lii dina metti xam nga bu ñu li ñuy dundee bu ñu ci dee dem safara musiba la kon yàlla nañu yàlla dimbali yàlla nañu yàlla dimbali en tout cas xale bi nga xam ne moo fi dëddoo ñu continuer di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana malaaka mawti moom mission am la yor listam amul mooy missionnaire bu nga xam ne benn yoon rek la mus a dellu di laaj explication yàlla suñ borom mooy Ibrahima Xalilullah xaritam ba mu ko waree jëli mu ni ko waaw yàlla moom xanaa nekkatul sama xarit nan lay reyee xaritam yàlla yi tamit bi malaaka mawti delluwaat wax loolu yàlla suñ borom ni ko xarit tamit nan la ko xaritam di wooye te du ko wuyu si benn yoon boobu la malaaka mawti musa dem di rendre compte yàlla te mission ba ko yàlla ne dogalal daf ko daal di def kon dee du jaas mais yàlla nañu fekk ci lu baax ki fi dëddu aussi yàlla nañu dëddoo jàmm te dee gëj fa yaayam yàlla na ko yàlla jox lu gën a kawe njortam ci li nga xam ne moom moo dal ci kawam ci Papa Yade numéro 2 alors ñu ñëw ci ki ñu invité tey wax naa leen ko léegi man fi may commencer rek mooy càmmoñ bi quoi man daal affaire bi dama xamul gàllaaj la dama xamul technique la dama xamul puissance la dama xamul loo jàng la wala déet mais temps yi gars yi dañ laa bàkkee borom càmmoñ bu xor bi dóor mu daanu dafa bokk ci li nga xam ne koy bëreel daf koy sóoraal alors loolu lan la waaw mën nañu wax ne père xam nga boo dëkkee ci quartier Lébu rek maanaam dafa am yoo xam ne dafa da nga koy judduwaale mooy quartier Lébu dañu baaxoo ay dem géej dem àll ba xeex yooyu da ciy bokk ci yow maanaam premier mois ak ragal day dañ ci yow ba pare tamit aussi li ñu nekk biñ ci duggee à base mën nañu wax ne aussi dañu am ay kilifa yoo xam ne aussi dañu teg ci yoon mooy man à base laa dem ASFA à base bi sama premier combat dugal nañ ma ASFA ci Jibril Kandji. ok Kandji ñi ngi koy nuyu. boxeur entraîneur international lu nekk def na ko ci boxe. boobu maa ngi dama doon fa daje ay champion yoo xam ne dama doon xool mooy jamonoy kalaaf bi ay Moussa Ndoye bi ñuy bëre. boobu dama fa nekk à bas âge. mu nekk aussi lu ma jàng bokk beneen bi aussi mu nekk force parce que ñun dañuy ay nit ñooñu loo xam ne combat ak ñàkk combat dañuy liggéey pour am kàttan xam nga li ma la wax. macha allah. ba pare aussi adversaire yi aussi duñu ko yombalal parce que képp koo xam ne jël nga avance doomu dàngu rek li ngay njëkk a xalaat mooy gauche bi càmmeñ bi ba da nga koy oytu sax ba sax daal ba far mu dal la. waaw loolu yëpp ci la bokk daal waaw mais gëw ma ne ay gàllaaj laax yooyu noonu quoi. gëw ma ne doo takk ay xaw ma lappataake xaw ma loolu amul alaaji ngañ. am na kay non am na mais dama ne man laa wax. même bu nekkul loolu sax dama gëm ne bu doon fo
su ma la dóoree sax da nga war a daanu parce que li ma lay dóor dama si def fulla ak fayda. maanaam booy dóor lu naturel la quoi ci waaw lu nekk si man la lu naturel da la. ngay xool fi ngay dóor. waaw te da nga koy natt ba mu porté. non parce que amul dara lu ma ciy ragal man bu ma lay dóor ragaluma aussi sa coup dal ma. mais l'essentiel man suma objectif dinaa ko atteindre. ban coup la mës a dal nga yëg ko. sama combat Ramdan coup moo ma ñàkkaloo sax. loolu la ñàkkaloo. dama dóor coup moo ma ñàkkaloo ci combat. yow yaa dóor mbal dañ la remise. non man maa ko dóor coup. waaw ma touché ko. waaw ma yaakaar ne boobu aboutir na ma koy song mais bi ma koy song bi may sëgg loxoom boros na suma mâchoire yi. crochet kii waaw remise boros ma quoi léegi bi ma songee. waaw bi ma faxatee j'étais perdu quoi. amatuma woon force pour maanaam taxaw. bi mu la dóoree. def la remise. waaw def la remise. waaw def ma remise. waaw kay remise boobu laa bëgg nga ñëw ci. waaw d'accord def la remise. non soo xoolee dañu. dóor kat léegi ñu ñam ko. waaw mënul ñàkk quoi parce que yooyu mënul si ñàkk boo xoolee dañu léewtoo. ma dox si kawam mu reculer. ma cokkaas ko gauche droite laa ko cokkaas bi ma ko cokkaasee droite sentir naa ne man dal na ko. ba mu pant ma aussi enchaîné action yi bi may dóoraat compère bi li mu wax rek si la ma remise coup bu ma touché. déstabilisé yow li la nax foofu da nga defoon dafa reculer wul dafa replier. replier la def. non yaakaaru ma woon ne dafa replier sax. dafa replier dama yaakaaroon ne si biir combat bi man touché bi ma ko touché. war ma ko woon may mu ñëwaat si combat bi. waaw moo tax ma accéléré rek léegi bi ma ko enchaîné nag. waaw aussi si biir xeex bi la ma touché coup. xam nga fi Malick duggee dafa baax. ndax dañ la ko xamee. muy sa fort. foofu laa bëgg ñu yàgg fa tuuti. parce que li tax xale bi Ramdan. parce que yow dafa dem nga dafa reculer. ñaar moo am. recul repli. dafa replier. moo tax bi ma la ricochet. moom dafa la waroon kaawoo sax. moom normalement dafa la waroon wàcce. mais yow it looy xeexit yaa ngi jàng moytu. bi ngay da nga yéex a effacé wu sax moo tax mu ricochet la. mais boo yéexoon digganteem ak Ramdan dafa mel ni. alors bu ma juumul. am nañu ko. parce que fi ma bëggoon commencer mooy gars yi nga xam ne dóor na leen ñu daanu mais Alaaji Ngañ moo ma sax changé loo ordre bi. ci ni mu waxee. donc mais dinañu ñëw ci combat boobu ñu xam ne erreur dina am des fois ci biir combat parce que moom puissance bi gauche am. droite bi amu ko. te droite bi nga ko touché yaakaar ni jeexal na. nga ni xaaral ma doggali. du ma ko bàyyi mu dellu si far moom mu remise la. donc l'arroseur arrosé. waaw noonu la demee le frappeur frappé. alors donc suñu réalisateur jox ñu digganteem ak Ramdan balaa ma lay tegal série de KO yi nga xam ne def na ko parce que dafa dóor feu rouge mu daanu mu dóor ñàkk jariñu mu daanu mu dóor soq mu daanu te ñooñu ay ndaw la ñu am kattan am doole nekk ci yoon gars yi di leen sóoraale ñu xor lool te xereñ alors combat am ak Ramdan je pense que mooy combat bi mu perte mais mooy combat bi ko jox tournoi bi. parce que il y a des erreurs des fois nit ni la jël bi ma daanu. moo ma def mbër. da ko def mbër waaw. des fois nga perte combat. mais moo lay delloosiwaat parce que boo defaatee analyse erreur ba nga defoon. xam nga mag lu mu def dee bu dekkee du ko defaat. xam nga lu ko ci dugal. bi tournoi bi doy ñëpp favori lañ ko defoon. mu nangu ko. moom bi muy dem moo leen man loolu la jàpp. heureusement que mu teel a rectifié wu. mais doon am defet gis nga li taroon Tafatine inverse bi la. ok li taroon Tafatine ci tournoi ba. inverse bi moom heureusement que combat bu njëkk bi da ko perte nag xam ne nag lii dootu caaxaan. te xam ni championnat la. très bien mbaxaru xeer la njëkk a sóor taxul njëkk a yem. alors nañu dem ci digganteem ak Ramdan bu ko defee ñu daal di ñëwaat ci li nga xam ni moom moo di. agencement wu émission bi ni ma ko defee woon mais Mass dinaa la xaw a jël tuuti au dépourvu donc nañu ñëw ci digganteem ak Ramdan. retour sur le combat gisaat nga ko. waaw mooy comme ni ma ko waxee rek boo xoolee 4 appuis bi boo xoolee sax dafa xaw a facile. mais boobu man xam naa ne jël naa coup peut-être coup bi nag dama dalul à plein visage. mais brosse na ma. da la ricochet. waaw moom moo ma dal moo tax 4 appuis bi sax xaw a yomb quoi mais coup bi su ma dalul boobu da nga nagam. waaw cër yi nagam na. non su ma songul woon coup bi bu ma songul bu doon yee ma waxul may song bi may songa parce que man stratégie bi ma indi woon nekkul woon sax pour bagaarax moom bagaar bu yàgg combat boobu parce que samay entraîneur li ñu ma waxoon mooy dóor ko sur riposté nga jël ko si suuf. ok te effectivement noonu laa bëree quoi dama ko dóor muy riposté ma koy jël si suuf mais xëy na jël bi moo yeex aussi
mu dóor ma. da nga ko téléphoné jël bi. waaw mën na si nekk quoi parce que mbër tamit noonu la combat da ngay am stratégie. sa adversaire am stratégie. peut-être man li ma laloon moom la laal li moo tax ma ñàkk combat bi. mu nekk combat bu nga xam ne bi nga ko ñàkkee. moom laa wax ni moo la dégg. yaatu léegi bi ñu duggee nag lépp dafa nekkoon suñu côté aussi ñu nekk ay xale mais combat bi xam nga combat moom boo ko waree ñàkk da nga koy ñàkk. mais comme li père bi wax rek maanaam lépp dañ ko jëloon. yan la ko. jox ko ñun aussi dañ ko nangu woon. parce que si ñun la nekkoon mais dafa nekkoon nga dem erreur. parce que comme ni ñu koy waxee rek làmb kenn mënul def lépp. mënoo ñëw fecc bi tuus bi duy stade bi bëri bi bëgg a daan bi. xam nga li ma la gis nga booy xool droit bi mu jiital. li Raam daan njëkk a def mooy bëggul bàyyi mu diriger combat bi. au drapeau la. Ndiaye daan njëkk ko ci. foofu la ñàkkee combat bi d'erreur. ci léewtoo ba mi ngi jiital droite. booy xool laa daan toujours mi ngi élagué côté droite bi. parce que mi ngi xaar mu appel ko gauche. gauche bee surux moom gauche am moo surux. te sax recul ba ma ca repli ba ma waxoon déedéet retrait de corps la def. retrait de corps bi xale bi def. fekk mu amorcé gauche bi. moo yóbbu mbagg mi. xale bi bay ko xale bi bay ko. xale bi da ko bay. ma ngay songi waaye xale bi da ko jëli ci song bi. mbaar ko. mu surux da ko mbaar. te it li mu wax ne entraîneur bi dañ ko ne woon boo ko dóoree dawal jël ko. déedéet mbër mu mel ni Raam daan. nii mu taxawee nii. kenn du ko jël ci suuf ci kaw nga koy jël. boo ko raasee ci kaw ba éliminer ci kaw ci ngay wàcc. waaye boo demee dalay mbaar. parfois consigne. ci biir da ngay xaaj mbër mi. waaw yow adversaire bi même mën nañoo jox consigne nga xaaj mbër mi. Raam daan mii boo ko xoolee boo ko xaajee xam ne dafa équilibré. ku équilibré mënoo daw jëli ko carrément boo ko jëlee carrément dal moom ci boppam da nga ko yombalal bëre bi. gis nga bi nga dawee di yow xam nga loolu indi. sa gauche la indi. da nga fàq. mënoon na romb dem sax mais xale bi da ko. parce que puissance bi gauche bi dégagé. wane baatal combat bi daloon mën nañ ci jàng lu bari combat bi mais bu rëccee. mën nañ ci jàng lu bari combat bi. tout à fait boo gisee xale bi retrait de corps bi mu def. da ko xool di ko gis nii. maas tegaat ko. waaw combat bi. du li muy wut. gauche bi bu ñëwee te amul point d'appui. droite bi la jiital day màmm. xale bi def retrait de corps mu kii mu mbaar ko. ayca mi ngi noonu indil ma beneen combat muy digganteem ak Feu Rouge boobu tamit Feu Rouge moytu na kurpañ bi bay bëgg a dee nag ci biir làmb ji mais finalement nee na ko rimbax. door mu daanu day am wala pàq mu rëpp day am. dana am doomu dangu ak Feu Rouge. Feu Rouge attaqué na Feu Rouge xeex bi lay daw mu ngi jël ay coup Feu Rouge jàppante bi la bëgg mu ngi jël ay coup gauche Feu Rouge doomu dangu ba jàmbur takk nañ la Feu Rouge rasu na Lamine Fatim Diop Daba. non cong mi baaxul ndax xeex bi lay daw wax nga dëgg buur xeex bi moom la doon daw. non teel naa jébbalu moom Feu Rouge te ne woon na ko ragaluma sa loxo bi ragaluma sa kuu bi. Feu daanu na. door na ko mu daanu door bu kaw moo ko ëpp doole. coup menton la jël. daal di wàcc mu nekkoon aussi combat bu nga xam ne dañ ni bëreet Feu Rouge màmm parce que buggul léwtoo ak yow lu bëri. alors là mais parce que dafa foogoon ni xëy na bu ngeen demee ci combat rapproché parce que yow lu bëri li ngay dóor coup long ngay dóor. voilà donc mu mel ni que dañ ko ni defal combat rapproché boo jàppante ak moom du la mën a dóor. mooy li may wax rek c'est-à-dire combat bi moom dafa feeñ. c'est-à-dire arbitre bee ka feeñal xaw ma moom moo feeñal boppam parce que. avant ñuy siffler arbitre bi dafa siffler fekk bi ñuy sottante gàllaaj man am na lu ma ko def arbitre bi dafa siffler bi mu siffler rek gis naa moom muy départ heureusement arbitre bi teel a dagg combat bi jox ma avertissement rek ma ne kii kon am na lu mu day ñëw avant arbitre bi siffler aussi da nga ko liir waaw liir naa ko quoi avant arbitre siffler man xam naa ne moom day ñëw te man sax dama xaw a yeex tuuti parce que bi muy ñëw dama ko waroon dóor mu toog moom bi muy ñëw parce que boo xoolee combat bi gisoo bi muy ñëw dama ko waroon dóor remise droite rek parce que moom bi muy ñëw dafa ñëw rek ay dóorut nii la indi mais bi mu ñëwee aussi boo xoolee man c'est-à-dire dafa def ñaari kaaw gis nga bii boo arrêté combat bi tuuti avant action bii am na lu ko dal non dama ko dóor boo xoolee tànk yi taxawatul avant bii waaw gis nga tànk yi taxawatul sentir naa loolu
gis naa tànk yi patiné nga ma jël- forcé mu nga xaw a jël- dëgër tuuti mu xaw a dëgër, ma nga xam taxawaat ne ne am na lu xaaral ma des. jàpp am na lu des aussi bi ma jàppee moom talul bëre boo xoolee dafa ma nengeñ ba bopp bi jàll sama loos mais bi ma jàppee ba mu dëgër sama loos laa dugal aussi ba mu dugg nga dóor ci faar yi ma dóor ci faar yi mu pompé nooy ko. mu dugal loosam ma dóor ko crochet ci biir là aussi mooy li ma wax léegi dama ni ñu bëri dañu foogoon ne combat xeex à distance nga mën mais ci biir jàppante xeex bi nga xam ne mooy bataille rapprochée tamit dafa mel ni xam nga père li nit ñi comprendre ci man ba léegi mooy xeex bi la ñuy privilégié te man mbër laa moo xam ne saa yi bu may dem ci combat amul benn mbër boo xam ne di ma aussi bëre te du ma ñëw parce que ku ragal a bëre doo jàppante dëgg la ñun suñuy préparé combat li ñuy contact moo ëpp fuuf li ñuy takk gant donc soo ñëwee ci làmba ji doo am ay mbër mi song la nga privilégié xeex wala nga privilégié lële man sama combat yëpp yi gën a métti boo xoolee damay def corps à corps kon erreur feu rouge mooy dafa jàpp ni moom moo war a dàq bëre waa ji bu mu Ok. ko xeex la ma dañ ko bëreloo daa ko xañ xeex bi dañ ko bëreloo dañ ko ne bul xeex ak moom ndax moo la gën a rallonge am baax na te gauche bi baax na boo nee li mu visionné yëpp combat yi mu dóor mu daanu presque yooyu la doon visionné ba pare père dooguma la sax man làmba ji man maa fi ëpp kaaw waaw na fi ëppee kaaw man 7 kaaw laa defagum fi ma toll set déet kon Malick dafa wàññi 7 kaaw damaa wàññi kon kii moo ngi nii sama premier combat dama ko kaaw àggul yaakaar la maax uñaa Uñaa. Uñaa maax danga- yaroo baax yaroo baax da nga ko dóor mu yaroo baax bu daanu yoof da nga ko dóor mu daanu ak kan sama ak uñaa ñaar da nga ko dóor mu daanu dama ko dóor aussi mu daanu waaw ma ñëwaat ñu jox ma aussi Guinée Guinée waaw Guinée dama ko moom dóor aussi waaw Guinée bu Guinée bi moo gën a grand dama ko dóor mu daanu waaw ñu ñëwaat ñu jox ma naaru sogaas aussi dama ko dóor mu daanu ah oui kon Malick a yaa ngi wàññi dégg dóor yi sama trois derniers combats yëpp soxu ñax a jariñu faru yëpp aussi man dama yooyu ko laa dóor mu jël daanu. yooyu la moom dafa tànn nag dafa jukki damaa peut-être tànn gars yi mbër yi xam nañ loolu peut-être moo tax ñuy oytu côté boobu di ñëw ci di jéem a ñëw ci bëre bi waaw ci bëre bi ok te man aussi kenn daanaguma ci bëre à part Garga 2 amul benn mbër moo xam ne bëre nañ nga daan ma ci bëre ci luñ la daan non combat yëpp mooy nii am raam daan ci bëri la daan waaw mën na nekk mais combat yoo xam ne boog da ngay ñëw ba nekk ci combat bi ñu def action ñaar ñett non raam daan moom ci bëri la daan waaw d'accord naa non su ma ne si bëre mooy bëre bu yàgg nga c'est-à-dire xam ne non non yàggul ak yow parce que ni nga ñëwee la voilà waaw non ni nga man ñëwee d'accord yow ma d'accord sax ne si mais bëre tey la su ma ma la daan. indi woon mais damay jàpp ne moom par stratégie la ma tey daan su ma la indi woon gis nga man su ma la indi woon ci combat boobu moo coaché la ci combat boobu dama naan bu arbitre bi sifflé reculer man dama naan la jox ko confiance bi dëgg la mais gis nga moom dafa njëkkanteeg yow loolu ba pare yow nga ne ko du ma ko bàyyeek yow mu jiitu la ca nag taxaw man su ma la yoroon dama naan bu arbitre bi sifflé bu xobee déplacé wul non père ñii su mais may yow doo bëre- reculer su may bëree ñoom lu ma deful luñ ko def waaw moom laa la wax xam parce nga que xam nga combat dafa am préparation aussi combat waaw ku si nekk xam nga disposition yi ngay ñëwee par rapport ak adversaire bi nga am par rapport ak adversaire bi ngay ñëw Xam mais nga- man ñi may bëreel ñëpp laa la wax amul kenn koo xam ne arbitre dina siffler nga jéem a sax diriger combat li ëpp sa combat sa tànk du dellu ginnaaw parfois nag nit ki da nga koy faussé loolu da nga ko naan bii yoon laaju loolu dama lay jox un exemple Moustapha Guèye keroog bi muy bëreek Mame Ndiambane te ñu xool poids Mame Ndiambane xool relance Mame Ndiambane dañ ko ne bu la songee bu la fa fekkee doo doy doo doy ñaata repli la def déplacé ko 2 3 4e repli Mame Ndiambane dugg ci axe bi mu botti ko c'est-à-dire parfois mbër mi da ngay nax adversaire bi dañ lay séentoo fit gis nga raam daan mi tey bu ma toogoon coach la ci moom ne la fu mu la songee déplacé wul dëgg la boo koy dóor muy daanu sax da koy bett da koy bett alors Mais donc nag mu dóor feu rouge mu daanu coup bi ko am na benn coup bu ko wàññi mais bi ko doggali menton bi la menton bi la te Non, boobu genre uppercut nga ko dóor non uppercut laa ko dóor parce que man déggoo li ma la xam moom xamoon naa ne c'est-à-dire da doon ma bàyyi xel ba mu ëpp ba mu ëpp ci parce xeex que bi moom jotul sax bëre boo xoolee combat bi def ci dara mooy daw na jàpp wéeru moom daa bu jafandu mënoon rek daal. loolu la def daa quoi, jafandu waaw. rek. peut-être Bu ma bëggoon na daanu mais bëggul woon daanu ci kaaw ci kaw far kaw ba ñëw ñu joxaat ko jox ma digganteem aussi ak ñàkk jëriñu mu nekkaat aussi beneen kaw bu nga xam ne adversaire bi dafa ñëw mel ni moom moo war a xeex ak doomu daag dañ ko ni doomu daag dafa mën a xeex mu ne non maa ko daa ko xeex kon baal ma jiitu ko ci xeex bi lan moo ko ca dal nañ dem xoolaat ko arbitre bi sifflé na Bécaye ko taxawal fii waaw arbitre bi sifflé na doomu dàng moo féete càmmoñ waaw
jariñ moo féete ndijoor. ñoom ñaar ñi ngi leewtoo. xam nga ñax a ngi jóge ci côté poulu poids léger yi. waaw. doomu dangu jóge ci poulu poids lourd yi. waaw. moo tax bi ñu leen boolee sax nee nañu poids léger ak poids lourd ñoom ñooy daje. waaye boo leen gisee nii ñuy bëree nii da nga naan sax ñoom ñaar ñoo tolloo mais poids. est-ce que amoon na poids léger poids lourd. waaw xam nga ñoom Pambay seen poids moo gënoon a moyen. waaw. ak ñoom Ndongolo. waaw que ñoom Ramdaan ak ñoom doomu dangu bi. waaw ñi la ñoo bokkoon poul. waaw waaw ñii ñu bokk poul léegi nag kii ci poul bële la jógee ñëw daje feeg waa poul bi. waaw waaw. ñi ngi doon wax sax doomu dangu ko bu doole. waaw mais ci nii ñu taxawee ci écran bi loolu feeñul. feeñul. waaw mais ñax dafa war a bëre te moytu xeex bi. waaw. waaw parce que doomu dangu xeex bi mooy fooram. gisoo ko. waaw doomu dangu dafa am crochet gauche bu muy crochet droite bu muy tànte. waaw. waaw booy yi ku ko ci jël moom day mel ni da ngaa paralysé. ñaq jariñu dóor na. waaw moo tax na bëre ji te bàyyi te moytu xeex bi. xeex bi baaxul ci moom. baaxul ci moom. Tivaouane Peulh Dame Diop. Dame Diop. ak Khadim Ngom. nuyu naa leen. waaw waaw. ndeysaan. ba léegi ñoom ñaar ku nekk yaa ngi wut foo jaar sa morom. ndeysaan. Atoumane Gueye basket nuyu naa la. ah président Atoumane. mu ne ma le 31 décembre moom it anniversaire am la. ah ndeysaan. nee na ma nga njaareem nuyul ma Papa Ndiaye bu njaareem promoteur. Pape Ndiaye waaw. waaw ñooñu la woon. waaw Pape Ndiaye. ndeysaan Fallou ndeysaan nit ku nekk ak lam bëgg la may fàttali ci numba woon rek moo sedd xol bi. waaw. noonu la demee woon ñooña grève ba faf ñu fur wut seen orchestre. non Bécaye jeexalu doomu dangu dóor na ko mu daanu. gis nga li ma la waxoon léegi laa naan la dafa am crochet droite bu ko déggal. alors gis nga ko noonu Alaaji Ngagne yaa ngi koy wax noonu ci suuf tympan bi waaw parce que foofu ker nopp moom buñ la fa dóoree ci parce que maanaam kanamu doomu adama dafa am ay points sensibles waaw te foofu ci la bokk mooy tempe bi gën a bon nag mooy bii tempe menton menton da ngay éclipsé heureusement que ci temple bi la dal moo tax sax mu mën a toog jokk alors bu mais gis nga bu ko dóoroon ci menton bi day xam mbaa mu étalé wu bu ñu xoolee ñaq moom moo doon sax provoqué ci wàllu xeex lu bëri bu ñu xoolee ay déplacement am aussi dafay tafu droite bi waaw ci droite parce que pour moytu gauche bi daf ko moytoo ba bi muy ñëw gisu ko waaw mooy comme ni ma la wax rek dafa nekk ñax bokk na aussi ñax adversaire yi nga xam ne dañoo naxaree maîtriser parce que mbër la moo xam ne combat bi day xumba et dafay déplacé wu lu bëree bari mais boo xoolee si biir déplacement bi man dama doon xaar mu am fu mu dugg soo xoolee maanaam géewu làmba yi bokkul mooy Ibamar bokkul ak arène nationale Ibamar dafa rectangle la def carré non dafa rectangle ma ne rectangle ak carré waaw xam nga booy xool géew yi day rond léeg-léeg mu carré waaw yaa ngi ba léegi des na ba boo xoolee longueur bi moo ëpp largeur moo ëpp largeur waaw boo xoolee man li ma doon xaar moom mu dugg ci benn coin yaa ngi wax lu man bi may bëree maa ngi calculer loolu si biir làmba ji dama xaar foo xam ne bu fa duggoon suwaakal ñaaree am dafay génne géew bi wala mu jël sama coup xam nga li muy wax nii lu jar a jàngal mbër yi la diggu géew musuma dégg waa mbër analyser voilà ba analyser di tracé diggu géew sur le plan sur le plan arithmétique nga ni géew bi dafa triangle wala dafa rectangle wala dafa carré géométrique je veux dire sur le plan géométrique moom xool na géew bi ni mu bindoo xam nga père lu tax loolu am solo tey jii man su ma duggee ci géew su dee cercle la jaratul may calculer fu saako yi nekk ok fépp fu may teg sama tànk rek après dinaa calculer man ban zone laa nekk par rapport ak Ibamar te bi may bëree ñax a jariñu maa ngi bàyyi xel mu dugg ci coin bi waaw moom déplacé wu ba dugg ci coin bi te yëgu ko bi ma xoolee bi mu duggee ci coin bi man dama ubbi sama pied droit tëj ko mooy ruq làmb ji waaw dama ko tëj géew bi foofu mu forcé waaw mais xoolee bi mu forcé man coup bi sax dalu ko parce que boo xoolee dama ko dóor nii bi muy remise sama loxo sax jotul tàllee ko mais boobu man xam naa ne calculé wul géew bi de soit que comme li ma wax rek dafay génne géew bi daw génne géew bi la man wala mu taxaw coup bi dal ko parce que ci angle droit bi nga ko yóbbu waaw parce que boo xoolee rectangle dafa am soo jëlee kaaw ñeenti angle
angle droit yooyu nag moom dañuy woon bu duggee ci angle bi rek. boo xoolee bi ma koy Fala kaaw koy kal. dama doon déplacé ndànk-ndànk. waaw. mais dès que Donc mu kon dugg nag- fa rek dama accéléré combat bi parce que bañoon naa mu génn mu foofu. génn foofu. xam nga El Hadj Malick booy xool moo tax géew nekkate daal si. làmb daal nag intelligence la aussi si tamit. et puis géew aussi léeg-léeg géew am ñetti parti mais léeg-léeg géew am ñaari parti boo amee ñetti parti c'est parce que dafa carré dafa rectangle bi muy wax mooy largeur beeg nangam kooku day am ñetti parti parce que day am diggu géew am lang ak ruqu géew am ruqu géew ci ruq ba la ko yóbbu nag. léeg-léeg nag bu roowee ruqu géew amul du fa am. waaye am na géew am na làng booy xool ku mel ni Yékini làng lay bëre xool ñi mu daan ñëpp bu dee fukk lañu juróom-ñett yëpp ci booru saako yi la leen daane dafa am mbër ñu ko mëne am na mbër yoo xam ne boo leen toppee ba ci ruqu géew mooy géew bu carré foofu dañuy agressif foofu mën nañ la fa def lu ne Balla Diouf mëneew na ko woon daanaa gis mu koy bëree moom it dafa calculer ne adversaire bi mi ngi ci géew bi waaye xamul géew bi muy bëree parce que géew bi ngay bëree da nga ko war a xool c'est très important fa mu bëgg mu dem fa. fa la dem fa la ko yóbbu. fa la ko yóbbu te comme ni mu ko waxee bi mu gisee ni mi ngi jëm ci angle bi dafa accéléré pour mu bañ fa jóge. te foofu sax ma waxta leneen football yow miy reporter football gis nga géewu làmb ak géewu terrain football benn la am na mbër yoo xam ne dañu gaucher am na yoo xam ne latéral lañu am na ñu défensif am na mbër yoo xam ne c'est des milieux am na mbër yoo xam ne diggu géew la ñu. diggu géew la ñuy bëri rond central bi mooy loolu mbër yi dañuy déplacer gauche droite moo football benn la am na mbër yoo xam ne dañu défensif xam nga toujours da ngay dégg Lac de Guiers 2 dafa défensif am na ñoo xam ne défensif offensif am na ñoo xam ne latéral la ñuy bëre boo leen ci toppee mu ñëw daan la daf ci am ci mbër yi moo tax làmb c'est de l'intelligence voilà, en mouvement parce que li nga xam ne moom la doomu Dangu wax tey sur le plan c'est géométrique très important. mu wax ne géew bu carré géew bu rond bokkul noo ci war a bëree ak adversaire bi loolu mbër yi bari tey dinañ jàng ci émission arène sénégalaise bi lu nga xam ne man mii di reporter sax musuma ci bàyyi xel bàyyi woo ci xel musuma ci waaye bàyyi mais nag- xel mais nag géew Iba Mar ak géew musuma ci bàyyi xel ni mu ko wax ni moo tax suma xel dellu si ni effectivement boo demee arène nationale dafa rond te ni ko alaaji ngañ décortiquer ba wax ne bu dee géew bu rond du am ruq deux aspects rek mooy am deux aspects rek mooy am lang mooy am lang ak diggu géew ak diggu géew donc loolu c'est important parce que bi mu ko cadré ba yóbbu ko fi mu bëgg ci la ko def li mu ko bëgg a def mu nekk nag coup boobu nga xam ne mooy coup fatal bi mooy sa gaucher bi coup long boobu daanaka kooku dóor du taxaw waaw mooy comme li ma rek si maanaam géew bu cercle soo xoolee sooy bëree si géewu cercle mbëri si bëree si la déplacement latéral yi gën a bari parce que dafay difficile trop ñu tëj la si benn coin mais boo xoolee Iba Mar pour nga tëj fa mbër si benn coin dafa yomb parce que déplacement latéral dafa jafe nga def ko si géew boobu parce que mënoo wër soit que da ngay daw tafu adversaire bi wala nga génn saako yi. wala nga lancer dégager ko. waaw kañ bu dégager boo dégager génn. non xam nga lu tax mbër yi père dama lay très rare. combat yi nga koy xool. très rare ngay gis mbër muy dóor kurpeñ di ngëb loxoom. man dafa am adversaire yoo xam ne su may bëree ñoom kurpeñ bi sax dootuma ko bàyyi xel parce que seeni coup da lay luxi rek. dañuy say rek. dañuy Balla day Diouf say même Balla Diouf noonu la meloon. loxo day say. maanaam du ñu kaaw nit mën nañ la luxi nii rek. dégager la dañ lay dégager. waaw amuñu ñax a jariñ si ñooñu la bokkoon. point. non du ñu këmp. point. parce que boo xoolee lu lay waral loolu c'est-à-dire suñuy entraînement aussi dañuy fittax rek. te man ñi may seetaan samay entraînement ni may dóoree fii. noonu laay entraîner aussi. parce que bu nekkee habitude bu demee ba sax si yow soo koy génn sax. day naturel day facile si yow. mais boo xoolee làmb xoolal li ma la wax. ñi siy wiccax ñoo ëpp. que ñi ciy dóor. ñi siy dóor kumpa kurpañ dóor ko parce que góor bu këmpee loxom fu mu ko dóor rek maanaam mu nekk. c'est-à-dire loxo bi boo ko téyee. kenn too yi. warul am air. benn. aussi kenn du dóoree fii. kentoo yi la ñuy kentoo la ñuy dóoree kenn du dóor ci phalange. moo tax yéen ñëpp. boo xoolee seen boy yi boo jëlee fukki mbër wala juróom-ñett yi juróom-ñaar yi ñoom ñëpp rëq. baaraam yu damm. rek presque waaw li muy wax dëgg la parce que bu ñu defee corps à corps sax la ñuy këmp tuuti di dóor. mais tant que ñoo ngi def distance. dañ lay wiccax nii rek seen loxo. boo xoolee ñax a jariñu combat bi yëpp. pour muy dóor yëpp
reculé wu ma sax dama doon baare nii rek pour mu bañ a dugg suma bët. mais xam naa ne nekkul benn coup boo xam ne aussi. mën na ma yëngal quoi du xeexkat aussi. alors ñu ñëw ci beneen xale bu nga xam ni kaw boobu aussi daf ma jaaxal muy Sokh parce que Sokh boo xoolee ak bindam ak mu nekk xale dëju sawaay dóor ko mu daanu loolu tamit jaaxal nañu bëri keroog nañu demaat xool digganteem ak Sokh. xeex leen wala ngeen bëre Sokh ngongu doomu dango ngongu Lutte TV ngongu kenn du ko lijjanti Sokh door na waaw Sokh ñam na xeex oh moytu leen xeex boobu xeex bi du ma neex man xeex bi wóorul bu ñu xeexee man na dóor waaw droite bu gauche bu bon la yor moom doomu dangu da ko koy dóor waaye Sokh bañ na ko tëj na ko mu ngay dóor de doomu dangu fu mu dóor gauche bi lay wër fu mu dóor gauche bi lay wër doomu dangu fu mu dóor gauche am lay wër jàppante nañu ndengeñ ñante doomu dangu ndengeñ na Sokh di wër fu mu jàpp doomu dangu Sokh xeex mu ngay dóori gauche la ilaha illallah doomu dangu ngay dóori gauche oh bi combat day metti waaw bu gauche bi génne rek nga gis lu garaaw Sokh teel de teel bu ko roccee du garab mu garaaw da ko bëgg a dóor gis nga gauche rek lay dóor gauche bu garaaw la yor waaye Sokh bañ na ko de ndengeñ waaw oh waaye Fallou Ndiaye waay Fallou la nga tëgg oh la ilaha illallah kawa wala lan xeex nañu la ilaha illallah door Sokh door na doomu dangu mbaa réerul wala réeregul mu ngay door waaye lii metti na de Lamine ci lamb metti na Lamine lii tar na de lii cin luy bax amu ruq bu set la ilaha illallah ay waay dee ma fay droit d'auteur loolu maa ko moom per sala bii nga cin luy bax amu ruq bu set kooku sa yëfa maa ko moom dana metti lamb ji takk na ko am na penalty de dëgg la am na penalty de ku def penalty Sokh am na penalty de am na penalty da ko takkoon sànq mu rëcc dafa rate penalty ba wax nga dëgg takk mu rëcc na ca penalty la xam nga la may penalty ci lamb waaw war ndomba wala takk loolay penalty ci lamb jaajëf per sala bii ge Saliou Ba kookoy sala nee na nañ koy jox droit d'auteur wax na dëgg waaye yaay sunu baay dañ lay roy xeex droite la ilaha illallah fii door mu daanu mën na fi am de woo fii door mu daanu dina fi am de door mu daanu du fi am ba dangoo ngi door la ilaha illallah beneen kaw mais nag mu nekk combat bu nga xam ne bi yoon moom am nga répondant maanaam sa waay xeex na ak yow touché na la touché nga ko mais au dernier moment nga am li nga doon wut. waaw parce que loolu dafay am ci làmb mais boo xoolee combat bi sax mbër bu jugee ci défaite ak bu jugee ci dynamique du fa victoire du bokk. soo xoolee combat bi joxe naa ci effort bari mais dañ ma téye lu bari parce que combat bi liñ mi la wax mooy privilégié xeex bi. boo xoolee li ma gën a mën ci làmb mooy ma féete ko wet te xoolee man may na ma ko sax. mais bi ma ko crochet ba takkee téye naa ko waaw sama xel dafa ñëwaat ci sama saat liñ ma waxoon ne la xeexal bul ko topp sa gur si moom li mu bëgg xeexal lañ ma boo xoolee maa tikkiwaat amoon nga takk bi amoon naa ko mais boo xool li sama staff wax ak aussi consigne yi ñu ma jox man mbër laa boo xam ne aussi bu may dem ci combat damay respecté consigne bu ma si ñàkk ak bu ma si am yëpp peut-être nag des fois nga dem ba si biir combat nga xam ne liñ ma wax doxul ma génne indi li nga xam ne gënuloon yow ma nga bëreek moom daan ko ci pooba non parce que loolu moo gënoon difficile parce que boo xoolee combat bi dama si wàññi poids bu bëree bëri parce que pour ma daboon ko si poids dafay du ma arrangé man. yow fan nga ko piégé xam nga ko est-ce que. non dañu def signature. fi nga ko piégé fii laa waaw non xam nga lu tax si combat bi dañu. fan nga ko piégé dañu jël si avant combat bi. waaw dernier round bi ñu jël see waaw non avant combat bi. waaw dañu tase stade ma moom. waaw mu ëpp ko état. ñu dem am xëy na am beneen façon entraînement bu mu jël. kon ñu inversé loo ma wàññi poids bu bari combat bi ni ma si toll mosuma ko toll. lan moo la ci génne. endurance bu metti endurance bi mais lan moo la génne ci stratégie. mooy tey jii mën naa wax ne liñ ma waxoon peut-être su may entraîneur yi nga xam ne ñooy jàng combat liñ ma waxoon man loolu laa appliqué
et moom si biir combat bi comme li may wax rek. xam nga loolu la ci génne. ma wax la ko. repli bi nga def. repli bi parce que am na benn moment. gisoo benn moment yaa ngi koy indi waaw mu touché la waaw. nga génn mel ni da nga koy gëmloo ni. daluma loolu am na si mais. comme nga dellu ginnaaw. waaw reculer. mu mel topp la ni ku koy aspirer pour moom mu ñëw nga jox ko confiance. mais xam nga lu tax sama bëree loolu parce que combat bi. bokkul ak yeneen combat yi ma doon bëree parce que combat bi xam nga lu si laxasu. combat continuer di ñu wan combat bi waaw mbër mu nekk dafay am temps fort. ok c'est-à-dire man bi ñu bëri nañ 5 minutes samay temps fort la woon aussi def naa li ma man te combat bi habitude après man si bi ñuy bëri si biir combat bi sentir naa ne am na benn 2 minutes boo xam ne moom ay temps fortam la. mais temps fortam boo aussi boo xoolee dama ka nangul. ok dama reculer. mbër mu forcé mbër mu ba ne fekk sama aussi. mbër mu ne am nga record. ci bëre. saa yoo ko weesoo rek. sa endurance bu ñëwul sa deuxième souffle bu ñëwul. toujours fi ngay sombre. gis nga dama lay jox un exemple entre Yékini ak Balla Gaye. bi ñu passé 3 minutes laa xam ne avantage bi ci Balla Gaye la jëm. Yékini mosul passé 2 minutes ci bëri 3. recordu làmb dafa am moom recordam 5 minutes la. gisoo ne wax na la ko mais xoolal combat bi Mass. fi nga ko piégé ci dernière minute bi mooy fi ma lay wax kii El Hadj Malick. fa nga ko piégé soq moo kii ñoo yemoon ci tournoi bi foog nañ ne ñoo mën mbër yi. Mass continuer wan ñu action boobu. soq loolu la ñëwee ci combat bi ci dernière minute bi. ci nga ko piégé ci la bi ngeen di tàqale ko fii nga xam ne kii foog nga indi ko ci sa bopp. dama ko aspiré sama bopp. voilà mu ñëw. gisoo mi ngi noonu. yaa ngi mel ni kuy dellu ginnaaw mel ni ku ko ragal. gis nga dama reculer. moom mu ñëw te dafa am yoo xam ne mënuñu attaqué te moom ci la bokk. ba pare nag moo tegal la lenn. moo tegal la lenn nooyi nga ba jël sa gémmiñ. ba boole ko ji sans forum dama ko nangul. moom bi mu nekk sans forum. man bi may reculer maa ngi soufflé aussi pour ñëwaat ci combat bi. gis nga fii xam nga li ma la gis nga fii mais dès que ñu laalante waat rek. waaw man xam naa ne sama fort la foofu la ma. voilà xam nga li ma la uppercut bi ñëwaat. coup menton bi ñëwaat non boobu dafa dal. parce que mën naa wax ne mbër yi boo xoolee après bi ma ko dóoree ñu bàyyi ñu ko xel jugul sax fi mu tëdd. bi ma ko dóoree dafa tëdd jaaxal bi nga doon wax. mooy li ma la wax. sentir naa ne man. bu dalee menton da ngay étalé wu. parce que dama ko dóor ba ci say sentir ne kentoo aussi di dóor nga naa sentir ko man bi ma ko dóoree. bi ma xooluma sax tribune maa ngi koy xool parce que maa ngi xool ndax moo ngi noyyi wala noyyiwul. boo xoolee arbitre yi sax après ñoo daw. jël ko. ki dóor dina xam ne. xam nga li ma la wax dina xam ne touché na am na ñaar bu nga dóoree balaa ngay daan war nañ la gën a. non xam naa ne dóor naa ko. maa ngi doog a calculer ne bu duggee ci géew day natt géew. gis nga bi mu reculer ba mu wóor na ko ne ay centimètres de ci géew bi ci la daw dajek waa ji. dëgg la voilà c'est très important. jox ma digganteem ak Ndandi Fall nga enchaîné ko ak digganteem ak Naaru Sogas ñu daal di ñëw nag ci dernière ligne droite bi mooy ñu samp. perspective yi parce que nag 30 minutes yi nga xam ne moom la ñuy dagg mooy li nga da ngaa tardé. dëgg la fii dañuy dagg dañuy dagg ay ca jox ñu combat yooyu bu ko defee ñu ñëw nag ci samp ndënd. voilà aje ñaari mbër yaa ngi taxaw ku ne yaa ngi leemu Ndandi Fall tàllal la loxo ndeyjooram doomu Dangu tàllal na loxo ndeyjoor ndeysaan doomu Dangu Ndandi Fall jeudi 23 juillet 2015 doomu Dangu ngi tiré ku première topp ko édition drapeau Cheikh Sarr ñaari xale yaa ngi lewtoo dëgg la délégation bu rafet dëgg la ñaari xale yaa ngi lewtoo ñi lewtoo doomu Dangu ngi doomu tiré ku Dangu topp jóge ko ci défaite ndeysaan Ndandi Fall jóge ci victoire waaw doomu Dangu ngi topp doomu Dangu daan doomu ndeyam farandom ndeysaan Mama Yambu jëlal ko revanche tey ndeysaan doomu Dangu doomu Dangu jël na ko daan na ko doomu Dangu daan na ko. daan na doomu Dangu daan na Ndandi Fall Naaru Sogas moo yor ngeen bulu weex li doomu Dangu moo yor ngeen bulu bleu li arbitre sifflé na waaw Naaru door na Naaru mépp na génnaat doomu Dangu fayu na daw nañu daje jàppante nañu doomu Dangu ak Naaru téyante nañu waaw daw nañu daje xeex nañu daw na mbaar ko wër na ko ndomba ma ngi koy buddi kor na ko daan na ko doole doxul jàmm
da koo dóor coup bu dal. nu ne daane na ko mbër dóor na mu daanu bëre na daan mooy li mu doon wax rek ni ñu bari dañ ko dul woo ci bëre dañuy yaakaar ni xeex rek la mëne mais aussi bu jàppante ak ay mbër ci ñaari combat yu ñu mujjee wane na ci beneen xar kanam parce que am na ci ñu nga xam da lay wane ni maa la ëpp doole damay ñëw imposer la lu mu bëgg a def daan la mu jeex mooy ñaari combat yi. léegi samp bi. waaw léegi nag nañ samp. nooy sampee. bii yow mën nga samp. est-ce que du ma ko teg fii si kaw. naka la ñuy sampee laa wax. samp ngay da ngay naka la ñuy sampee. non dama koy téye nii. waaw dem ba samay adversaire su may samp man. léegi yi nga xam ne ñoom laa war a bëre. waaw. sampal leen dënd bi nii. après def na leen nii bees say loxo. ne leen maa leen ëpp doole. noonu ngay sampee. ayca léegi man dama lay ñëwal ci daanaka juróom wala juróom benn adversaire waaw fii nag amul ay kii ak yooyu. man ban lañ ko doxagum. buñ la dox. est-ce que am na bu ñuy dox ba pare. non nii amul combat. amul bu ñuy combat dox kenn parce waxu la que boo kenn. xoolee non wóoragul sax ñu parce que corona bi aussi boo. mais waxtaan am na ci. non amagul dara lu dëgër nag wax dëgg alors yàlla. léegi kon man ma limal la. waaw buñ ne doomu dàngu Elton. waaw combat la comme ni ma wax nii rek man mbër laa moo xam ne combat boo xam ne amateurs yi nee nañ combat la aussi pare naa pour bëre ko. yow boo jógee ne jox ma diw koy jël koo bëgg ñu jox la ñan nga fan nga toll tey ci làmb. tey te ñan nga tolloo ma yow toll mooy bëreex su may potentiel adversaire. kan ak kan. tey jii ku si mel ni Moussa Ndoye. waaw su ma potentiel adversaire. mi ngi ci sama liste bii de. ak man li may wax ñu làmba di wax la. gisaane nañ la fi. ku si mel ni Modou Anta. gisaane baa ngi fi su ma potentiel adversaire ak kan. tey jii ku si mel ni Yékini Junior. waaw su ma potentiel mi ngi ci liste bi. ak kan. su ma potentiel ñun dañ la gisaane avant nga ñëw boo xoolee tey jii. waaw am na ñoo xam ne jot nañu am ay combat xam nga li ma la mais dama la limal ñett ñooñu noonu faire c'est-à-dire mënoo nekk si làmba di bëre amoo ndam say rakk di am ndam nga ne aussi doo bëre ak ñoom yaa ngi déggal ma te man aussi boo ñu jëlee si palmarès ñoo ma njëkk a bëre ay 5 ans 10 ans mais dama leen dab si palmarès dama leen dab si lépp daal moom et puis sa ñaari saison yi passé waaw maanaam montée en puissance bi mu monté ak enchaînement victoire dynamique de victoire bi mu nekk may na ko mu bëreek n'importe qui. te man palmarès tamit may na ko mu bëreek doguma la man dama teel a gestu parce que boo xoolee man dama bëre naaru sogaas daan ka samay adversaire jëluñu ma def benn année balance may ragalaat loolu dal ma ñu proposé ma kalaaf ma ne naa bëre samay rakk bëre ko aussi jël ko samay potentiel adversaire jëluñu ma boo xoolee man samay combat léegi juillet laay bëre damay toog di xaar ba juillet ma jël koo xam ne moo fi sës xam nga li ma la wax mais dafa jot nag si làmb ji ñu jëm doomu daango am adversaire boo xam ne dañ naan lii mooy combat. kon daal ñii nga tudd daal say potentiel adversaire lañu. non ñooñu ñooy sumay potentiel adversaire sinon képp koo xam ne jëlaat naa ko fi rek cam lay nekk. waaw cam parce que ay comme ñan cam nga cam yow koo bëgg dama bëgg combat boo xam ne dañ naan lii mooy. combat non ñan ñooy waa cam ñan la. non mooy tey ji ñi nga xam ne tey ji xam nga làmb lan moo fi am. comme kan kenn rek kan cam kan mooy cam. non tey ji ay góor soog la ñuy wax. góor soog cam la. non cam lay nekk xam nga tax muy nekk cam. xam nga lu tax muy nekk cam yow góor soog cam. xam nga lu tax muy nekk cam xam nga lu tax muy nekk cam. waaw dafa nekkoon suma potentiel adversaire ñu war a bëri si làmb. ñu bokk benn bés. bi muy bëri Tyson 2. waaw Fallou Ndiaye moom may dégg. waaw dafa dox suñu combat pour ñu def grand combat. waaw mu ne du bëri ak man. ñu bokk benn bés. man ma daan moom mu daanu. waaw yaa ngi dégg ak ni mu daanoo. non de tout 4 jël la daanu. waaw non ak ni mu bëreeg ni mu daanoo. waaw non 4 jël la daanu moom jour boobu. àdduna yëpp te foofu yéen a bokk adversaire boobu. waaw non déggoo li ma la xanaa 4 jël la daanu mais dama la bëgg wax ne man waa Tëngéej xam nga la lañ. mais man dañ ma ne woon du day daw góor soog. man waaw non mu ngi si àdduna. ah loolu lañ fa wax. day daw góor soog waaw non déggoo li ma la xam nga la laa sonna. combat cam. kon góor soog cam la. nga jël combat boo xam ne daal yow ci cam nga ko boole moo ne góor a weex na xaar. góor ci cam nga ko boole. non si cam la bokk. ak kan moo kan a bokk cam. ay wulli de Diène Kayré. kuy wulli de. booy bawal boobu. kooku tam dafa wex xat. non cam lay ne wulli d'accord bi demoon États-Unis am doole bi demoon États-Unis waaw. ok donc gis nga. waa Elton. Diène Kayré ci cam nga ko boole. ñoom ñëpp cam lay nekk Elton tam baax na Elton du cam de ah. non combat la. waaw man dama bëgg combat boo xam ne amateur yi dañ naan lii mooy combat wala du si génne. Yékini Junior yaa ko lim léegi sax moom bindoon naa ko Moussa Ndoye bindoon naa ko. Diène Kayré nga bëgg ko boole ci cam. cam. père gis nga max ñooñu dañoo bokkul ci dara ci làmb. ah lu leen wutale. man bokk naa ci très rare mbër yi nga xam ne. amul benn yoon bu ñu lay jàllale fii wala fële. moom kenn tànn dama xuus rek. dama xuus moo tax maa leen ëppi combat sax 20 combat laa def. te ñoom boo xoolee amul kenn ku ci mën a sax. 15 Modou Anta bu Thiès. 15 combat nee na Modou Anta du tudd nga ko léegi. Modou Anta du cam
non combat la boo xam ne dañ koy jël mais dafa am combat xam ne man dama si bëgg a wane sama bopp. Modou Anta buñ la ko joxee mën nga ci wane sa bopp parce que bu dee bëre. yooyu laa bëgg père bu dee xeex. non dafa am combat yoo xam ne tey jii déggal ma la am promoteur man jarul mu may oo dama koy wax quoi parce que combat yoo xam ne dama koy rêvé bëre pour wane suma bopp man li nekk ci man. yaa ngi Moussa Ndoye nangu nga. non combat la. boobu wax na ko yaa ngi Yékini Junior nangu nga. combat yi laa namm. Lac Rose nag Lac Rose. bëgg na combat yi laa namm. limoo ko da nga ko limul. non xam nga limul moo tax man la man damaa listé. xam nga la du ma lim ay Lac Rose damay bañ doggali. waaw xam nga li ma la koy doggali mais fan laa koy nangoo xam nga fan laa koy nangoo. amaana bëri naa ñoo xam ne man bëriwuma ak ñoom. mais Lac Rose adversaire koy doggale yow. Lac Rose su ma ko jëlee daan ka dañ naan maa ko man. fi mu ne nii yow Lac Rose ñëw fii pare. mais wérul. kii moo ko mën naa ko teg fii mu wér na péng nga ni wér. yow xam nga. mbër mu abandonné si làmba. Forza wala li ngeen bokk gox moo tax doo leen bëre. non Forza wax dëgg yàlla même bu weesoo li ñu bokk gox ak li ñu bokk dañu am ay relations yu particulières yoo xam ne. ok parce que man mën nañu bokk gox sax. sama te amuñu liste relation dañuy tamit Baye Mandione bokk na ci. waaw yooyu yëpp ay cam la. cam la Malick Niang. boobu laa gën a bëgg. waaye déet waaye dama lay leen na. yaa ngi peut-être dama fekk xëy na guy gi signé ak Reug Reug mais man bi ñuy wax Reug Reug mu teewa am adversaire. Reug Reug benn wallaahi azim dama ko bëggoon pour bëri ko et wax naa ko si site fu ne. man combat boobu laa gënoon bëgg. mais les deux mi gëj a bëri te amul adversaire. non père mooy cam yooyu yëpp ay combat yoo xam ne non mbër mu toog 5 ans bëree woo. ñu bàyyi la dégg daal di tàggoog. parce que liste adversaire potentiel yi laa defoon fii. Elton nee na baax bëgg na. Yékini Junior moo ko limal boppam. Moussa Ndoye moo ko limal boppam. Diène Kaïré cam la ko yóbbu. Modou Anta bëgg na bëreeg moom. Lac Rose nee na wérul. Forza nee na ay relation la ñu am. Baye Mandione ci cam la ko boole. les deux cam la ko boole te ñooñu laa tënkoon donc excellent ci cappaandaw émission bi. mooy li ñuy wax rek man damay invité promoteur mais Issa Pouye dellu si na non Issa Pouye moom du ma perdre du ma bëre moom. ci cam nga ko boole. non du ma Issa Pouye moom am na lu ñu ko jot a laaj ci man aussi et bu ma dégloo rek damay xam ne ñemeñu ma te man sax bëgguma bëre moom. Balla Diouf nee na dellu si na. waaye père man du ma bëre ñooñu moom wax dëgg père man su may bëre. waaw damay bëre combat boo xam ne dañ naan moroomam la. wala tey mu de. mais bëreewu ma benn pas. ay doo bëri. non bëreewu ma benn pas wax dëgg yàlla. ay tàggool parce que temps bi moom wax dëgg yàlla damay invité aussi promoteur yëpp. parce que ñun dañoo ñëw Dakar ba sonn. stade Tëngéej pare na et aussi autorités yi nekk Tëngéej pare nañ pour jox ñu stade bi ñu bëree fa. da nga fa bëgg a recevoir. dama fa bëgg a recevoir parce que man ñëw naa dem naa ba taay jëli li ma moom ñëwaat. yéen da ngeen di fekk ji rek. donc nañu ñëw jeex na sama gars yi donc comme ni waxee rek samay émission bi xaw na xat te ñun si ñun la aussi ñoo xaw a retard donc ñu ngi gërëm képp koo xam ne durant suñu carrière yëpp mas nga ñu jàppale mën nañu lim nag kenn mais ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan aussi li nga xam ne moo téye làmba ji mu gaaw jóge fii parce que ñun tamit ay jeunes lañ te làmba lañ am xam nga. yow demoo géej. non man dew ma géej xam nga donc ñu ngi ñaan affaire bi gaaw jóge fii te aussi làmba ji jëmaat kanam. xam nga vraiment àndal nga gërëm leen waaw di gërëm suma ñaari frères yi nga xam ne moom laa àndal muy Mame Niaw Ciss mooy suñu secrétaire général écurie aussi ménagère la aussi. ok léegi am na licence. moo fi dàq woote. waaw moom la. woote rek kii suma frère bi Amadou mais di gërëm aussi père sumay entraîneur suma staff suma écurie di gërëm aussi mbëru Tëngéej yëpp di gërëm képp koo xam ne amaana yow relation rek maa ngi lay sant ak aussi ki nga xam ne aussi doon na ma oo si invitation bi muy Père Saate Diallo man woo na ma maa ngi koy siyaar bu baax parce que invité doomu daal moo toogee fii tey amaana moom dox na si lu bare bari mais daal ñu ngi sant àdduna yëpp di gërëm ñëpp di wax benn affaire rek si li nga xam ne moo am mooy suñu rakk ji gaañu amagul sax 40 jours ñuy ñaan képp ku si war a wax rek nañ ñu ko jéggal waa kay ba suuf sax sedd si kawam ñu soog si wax ji sax moo parce que dafa teel trop xam nga ñu ngi ñaan daal ñu ngi koy ñaanal aussi ak képp koo xam ne làqu nga rek te nga bokkoon si ñun muy mag di ndaw ñu ñaanal la fi nga jëm gënal la fi nga jógee. jërëjëf Matar Ndiaye moo nekk mooy suma ménagère pour mu leer pour kuy wax rek dem foofu mais kii comme ni ma koy wax rek Mame Niaw déggoo nañu ñoom ñaar non man masuma wax combat man xam nga la laam demal bëri ji jërëjëf merci d'avoir suivi kon nag ñi ngi leen di sant di leen gërëm ba altine incha allah ci beneen émission arène sénégalaise ak beneen ndaanaan tey kontaan nañu lool ci ki ñu dalal muy doomu dàngu di ndaanaan ku ko jëlul da nga koo ragal maa nga ragal gauche bi moom ma nga fa mu nekkoon dóor bàyyeegu ko parce que ci la tool jaa ngeen jëf